asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk Sénégal mbokk ci jàmm jaam ak jamono ñu del siwaat beneen yoon ci seen waxtaanu Sénégal moomu yóbbante ñuy dellu si rekk di waxtaan ci li nga xam ne moo lëmbee àdduna muy coronavirus Covid-19 bi nga xamante ne moo jaaxal ñépp tey nag balaa ñuy tàmbali dañuy jottali ñaan boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci benn kilifa bu baax kilifa goo xamante ne kenn du naatable kilifteefam ak xam-xamam ci li nga xam ne mooy wàllu diine mu ne nag ku xëy na nga def 131 salaamun xawlan min rabbin rahim salaamun xawlan min rabbi rahim mu ne boo ko defee ba pare nga def astakfi kulla charrin la ilaha illa allahu astakfi kulla charrin la ilaha illa allahu nga def ko 100 fois boo ko defee ba pare boo ci mënee teg 1000 yaa latiifu nga def ko 1000 yaa latiifu nga def ko waaye nag boo paree nga tëj ko ak 500 salaatul faatihi boo mënul def salaatul faatihi nga def salaatu ala nabi boo mën nga jox ko addiya seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne loolu boo ko defee yàlla mun na la musal ci lii nga xam ne mooy mbas bi ak yeneen xeet ci musiba wala jàngoro ak lu mën a doon dañ na woon rekk dinañ ko jàllale joxe sunu contribution ci loolu nga xam ne mu ngi ko bëgg a baaxee askan wi ndax nag lu baax boo ko jotee danga koy séddale su ma mënoon sax jël vidéo bi boole kook vidéo bi di ko partager noonu lay def waaye xam naa ne kon dafay jël temps bu bari moo tax ma ne dinaa passer message bi rek nga xam ne da ngay def fatiha def 131 salaamun xawlan min rabbin rahim def li nga xamante ne mooy 100 astakfi kulla charrin la ilaha illa allahu boo paree nga boole ci 1000 yaa latifu waaye boo paree ci 1000 yaa latifu yooyu nga tëj ko ak 500 salaatul fatihi boo mënul salaatul fatihi nga tëj ko ak salaatu ala nabi boo mën jox ko addiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na la dimbale ba loolu nga xam ne mooy mbas bi ak yeneen xeeti jàngoro yoo xam ne mu ngi ci jamono nga mucc si waaw di nuyu beneen yoon di dugg ci waxtaan bi donc di ñëw rek toujours nekk ci sensibilisation bi nga xam ne ñu ngi koy def boobu ba léegi ci coronavirus bi du ñu tàyyi ndax gis nañ ne mu ngi gën a yokk mu ngi gën a law waaye nag dañ ciy nekk rek ba keroog di yàlla di ñu defal lu ñu bëgg parce que nag yàlla nee na kawteefam yi du ko jaay ci njëg bu yomb waaw njëg bi nag du dara lu dul di ko ñaan di ko fuglu di wane na bëgg nga waaye it di wane ay comportement yooyu ay comportement maanaam sa doxalin sa taxawaay lépp di wane ne vraiment yow li ngay ñaan bëgg nga ko soxla nga ko su boobaa yàlla dina la ci defal tawféex jox la li nga soxla te fi mu nekk li àdduna yépp soxla rawatina Sénégal li ñu soxla mooy yàlla jële fi mbas bi ñu ngi koy ñaan moom mi dara tëwut moom mi nga xam ne moo mën lépp moo xam lépp mooy def di dindi saa yu ko neexee te dara du am rek lu dul moom la neex wala ci coobareem la amee kon yàlla moomu ñu ngi koy ñaan mu dimbale ñu sàmm ñu sàmmal ñu aar ñu wéral ñu jële ñu fi nag li nga xam ne mooy mbas bi di Covid-19 jële ko ci àdduna bi yépp ba ñun ñëpp ñu dellu suñuy activité normale waaw beneen yoon di ñëwaat aussi di jaajëfal nag le personnel de santé vraiment sonn nañ tàyyi nañ sacrifice bu ne ñu ngi koy def suba ak ngoon pour sauver doomu aadama yi vraiment ñu leen di encourager di leen ñaanal yàlla na leen yàlla gën a dëgëral
di leen ñaanal wér aussi di leen ñaanal aussi yàlla aar leen ba li nga xam ne Covid 19 bii coronavirus ñu yëngu ci wàllu faj mi di pour sauver jaamu yàlla yi yàlla na yàlla dox seen diggante Covid 19 bi yàlla na yàlla dox diggante sax ak bépp doomu aadama ba xam ne ñoom duñ gisati benn malade bu ñuy ñëw di ko faj ci mbirum Covid 19. di ñaan sénégalais yi aussi ñu yërëm le personnel de santé wax dëgg yàlla yërëm leen le personnel de santé parce que nag nit ki su fekkee ne dëgg nit nga te xam nga lan mooy nit di nga yéene sa bopp li nga yéene sa morom képp koo xamante ne tamit yaa ngi exposé wu mesures yi ñu wax comportement yi ñu soxla pour vraiment xeex mbas bi nga ne doo ko respecté parce que gëmuloo ne Covid bi am na man dama ne képp kuy wax loolu rek sa yaram moo neexut wala ñàkk jom rek dal la ñi ko am na ñu ko doon wax Covid bi dal na leen te bim leen dalee faju ji nañ su fekkoon ne ñi koy wax tey bés bu leen Covid dalee yàlla bu ma am bu ñu leen bëggee faj dañuy bañ ne bu leen ma faj ndax lii du Covid su boobaa dinañ mën a gëm li gaa yooyu di wax kon yéen sénégalais yi ñooñ di wax yooyu buñ leen emporté buñ leen découragé loo ci lutte bi ngeen di lutter buñ leen découragé loo ci guerre bi nga xam ne moo am ci àdduna bi bu leen fàttale ko ca tàmbali ba les grandes puissances dañ ne on est en guerre ñun nag guerre boobu munuñ cee bokk ndax yoruñ arme yi nga xam ne moom la guerre bi laaj waaye yàlla dimbale nañu comme yàlla moom jàngoro bu mu indi rek day indi saafara bi yàlla dimbale nañu ba jox ñu saafara jox ñu ay pexe yoo xam ne moom la ñuy jëfandikoo ba mucc si li nga xamante ne moom mooy guerre bi ñun nag pexe bu ñu def ba mucc rek lañu am ki nga xam ne nag guerre am na mu fexe ba mucc si guerre bi kooku am na ndam kon sénégalais yi nañu fexe ñun ñépp ñu góorgóorlu ba mucc ci li nga xam ne mooy Covid 19 bi mucc ci nag waaye fexe tamit ba keneen ku dul ñun tamit mucc si après leneen loo xam ne nag dañ koy lijjanti loolu ñeneen ñoo koy lijjanti waaye du ñun nit ku nekk da ngay xam sa bopp da ngay xam sa doole fu mu toll donc ñun nag kon nañu respecter li nga xam ne mooy mesure barrière yi nañu respecter li nga xam ne moom la ñuy def ba mucc si lii di Covid 19 bi ñun guerre bi mënuñ cee bokk waaye yàlla dimbale nañ bañ mun cee mucc waaw ndax nag yàlla jàngoro bu mu indi rek indi na saafara te ñun am nañ saafara bi mooy ñu respecter les mesures barrières gàttal suñu tànk yem fu ñu war a yem te nag ñu jóg ñun ñëpp xeex ko nag ci suñu bopp ci suñu dëkkandoo ci suñu xarit ku ñu xam ak suñuy àndandoo bu jaree nga xeex bu jaree nga xuloo bu jaree nga taqale ko ki nga xamante ne sa xarit la ak lu mu mën a doon bañ a respecter mesures barrières yi na nga xam ne respecté wu la xaritoo googu muy wax ak yow du dëgg ay fen la lépp lu mu la wax suba ak ngoon ne bëgg na boppam bëgg na Sénégal waxul dëgg ndax képp ku bëgg Sénégal bëgg sa bopp bëgg sa njaboot rawatina bëgg say waajur di nga fexe ba comportement bu ñu laaj ci Covid 19 bi mesure barrière yi bu ñu joxe di nga ko respecté te nag affaire bi mu ngi law Sénégal ñëpp jaaxle nañ tubaab bi moom fi mu ne tëj nañ seen frontière yi tëj nañ lépp foo naa loolu ñëpp yëg nañ ko kenn mënatul dem kenn mënatul dikk te bu fekkee ñun ñëpp jóguñ pour xeex lii mu jóge fi dinañ dem ba dinañ am yeneen jafe-jafe yoo xam ne dina ñëw te bu boobaa ñun ñi nga xam ne dañoo néew doole ñun ñoo ciy gën a sonn mbir mi nag li ci laxasu bari na mënuma def vidéo sensibiliser tuma wax ci wàllu vaccin yi encore une fois nañ ci def ndànk nañ ci dem ak xel su fekkee ne vaccin la dégg naa ñu ne vaccin yi mu ngi manqué bërëb sàngam ba fii ñu nekk ci tugal sax nee nañ vaccin yi daf fi manqué mais ñun doxaguñ ba gis wala gisuguñ kenn koo xam ne vacciné wu na ci fi ñu nekk
bu fekkee xam nañ fi 300 personnes ci 300 personnes yoon gisuñ fi kenn koo xam ne vacciné nañ ko kon information yi ñuy def xawma dañu bëgg a promouvoir lii nga xam ne mooy seen ñaq yi wala déet su fekkee ne tamit am na ñu ñuy ñaq ñu ngi ñaq ñi nga xamante ne ñooy mag yi màgget yi nga xam ne pratiquement société bi soxlaatu leen li may wax xam naa ko jege naa lool mag ñooñu te gisuma benn mag boo xamante ne ñaq nañ la ko te am na si mag yoo xam ne ñu ngi ko feebar ñu ngi ko yor am na ci ñoo xam ne sax yóbbu na seen bakkan Sénégal nag feebar bi am na ñu mu dal ma xam ko bu baax a baax xam leen bu baax a baax li may wax lu leer la am na ñu mu rey ma xam leen bu baax a baax man sax jarul sax may uti seede feneen ndax bu fekkee man mii Covid bi dal na ma dal sama soxna kon man du ma mun a bokk si ñi nga xam ne dañuy laam-laamee ndax am na wala amul xanaa sant yàlla jëlaat samay garde jéem a defaruwaat fagaruwaat ba mu bañati ma dal booleeg nag ndimbalu yàlla parce que nag loo daw day fekk tamit yàlla dimbali la waaye nag yàlla day dimbale ki nga xamante ne moo soxla ndimbal ñaan yàlla nag bëri na façon képp koo xamante ne yaa ngi góorgóorlu di respecter mesures barrières yi di moytu vraiment di xool fooy teg sa tànk yaa ngi ñaan ci beneen forme ñaan waaw parce que xam nga ne li ngay def yëpp yaakaaroo ci kenn ku dul yàlla waaw di jaajëfal ñëpp di nuyu ñëpp encore une fois nañu gën a góorgóorlu gis nañ ne kilifa diine yi ñu ngi wax ñu ngi sensibiliser ñu ngi joxe ay ñaan ndax ñoom loolu lañ mën le personnel de santé ñu ngi nekk ci hôpitaux yi di fajaate loolu lañ mën waaw ñun nag li ñu mun mooy moytu kon gars yi nañu moytu bu baax a baax ñu fagaruwaat sensibilisation bi nag lii c'est état moo ko moom je pense que ñu ngi def couvre-feu waaye man damay ñaan dans la journée nga xam ne si la dëkk bi ñëpp di génn bëgg lijjanti la ñuy lijjanti ndax xam nañ ne bu guddee dootuñ mën a lijjanti dara ñu génnee ñi nga xamante ne ñooy policiers yi ñooy militaires yi ñu nekk ci dëkk bi di wër nit ñi di leen gis di ragal a def yenn comportement yi loolu tamit beneen forme xeex affaire bi la je pense que sax moo gën a efficace couvre-feu bi bu fekkee ne yaa ngi gis ne policiers yi ñu ngi ci tali bi gendarme yi ñu ngi ci tali bi militaires yi ñu ngi ci tali bi di xool ñan ñooy bañ a respecter li nga xam ne mooy mesure barrières yi ñu teg la ay daan su boobaa ñëpp dinañ ko respecter man forme boobu bëgg naa ñu jóg ci bu baax a baax xoolaat ko nañ ko xoolaat tamit transport yi man je pense que ci transport yi aussi wàllante bi bëri na fa trop ndax ni ñuy tàncaloo ci kaar yi doy na waar man je pense que il est temps que nag sénégalais bu nekk mu conscient lii ci Covid bi parce que doy na waar te lu ëpp tuuru waaw di nuyu ñëpp di ziare ñëpp di leen ñaanal jàmm vraiment di ñaan yàlla musal ñu ci li nga xamante ne mooy Covid bi jële ko fi ñi nga xam ne jot na leen dal yàlla wéral leen ñi nga xam ne yóbbu na leen yàlla teeru leen ci yërmandeem xaaral leen àjjana dëkkal leen ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu yéen ñëpp di leen di ziara di leen ñaanal jàmm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.